waaw. ñoom dinañu nangoo commencer par yàlla parce que maanaam yow nga laaj leen ndax yàlla am na wala gëm ngeen yàlla lan lañ lay tontu. Non ñoom dañ lay wax dañ lay wax yàlla am na parce que comme olof bi nee na yàlla pël bi nee na geno séeréer bi nee na roog seen kon ñoom yàlla am na yooyu la lay wax. non loolu xam nga loolu mooy seen déduction yu malhonnête yi mais pour Voilà. confirmer que ñoom ay apostasie lañu mooy lii ngay wax ni day confirmer exactement ne ñoom maanaam même de l'Égypte bi nga xam ne il se réclame foofu sax ay apostasie lañ fa. wallahi. léegi nag lan la ñu gëm mooy li nga xam ne mooy li nga njëkk a indi ci kii bi c'est-à-dire cette notion de vampire nga xam ne jullit moom day daal di comprendre tout de suite que ñi jinne la ñuy topp. Merci jërëjëf. jinne boo xam ne nag maanaam moo leen def ay apostasie foofu ñu nekkoon Égypte nga xam ne peut-être ñi nga xam ne ils se réclament de ce mouvement là au début ils se sont installés dans une zone boo xam ne il y avait une religion monothéiste mais ñoom gëmuñu ko parce que jinne boobu Sekhmet xawma moo leen Mhm. moo leen rocci léegi nag ak les promesses d'être exaucé daal bu ñu amee soxla ak yooyu mais daf leen tegal condition yooyu nga xam ne mooy les sacrifices ak couleur rouge bi ak lépp loo xam ne dafa takkoo ak moom. am na sax fu Cheikh Baye di waxee ne ñoom non non pas Cheikh Baye ci Cheikh Baye tegoon vidéo moom ci boppam moo doon wax ne dans les sociétés secrètes donc on rentre carrément dans l'occultisme te mbooleem société secrète occultiste yi moom ñépp xam nañu ne ay jaamukatu xërëm lañu bu wëre 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 mais il se passe des choses yoo xam ne li ëpp ci mbooloo mi duñu ko xam mooy li Napoléon Bonaparte waxoon ni les francs-maçons constituent un tas d'idiots boo xam ne parfois ils font preuve de bonne chair et font de temps en temps de bonnes choses parce que li tax Napoléon wax ne les francs-maçons c'est un tas d'idiots mooy yi nekk ci kaw dëgg-dëgg le lot de gens yoo xam ne ñoo nekk dans la loge nekk ci kaw ñooñu xam nañu ki ñu amal affaire muy Shaytaan ci boppam xam nañu manifestation yi muy jëflante ak ñoom muy ay bëy ak sacrifice yim leen di laaj mais loolu ñoom duñu ko wax le tas d'idiot ci lan lañ leen di arrêté ci ay débat philosophique maanaam ak débat de culture ay mots retour aux sources ay lutte de classe ay couleur ay race ay origine boo xoolee ñoom ci débat yooyu la ñuy nekk ñoom ñëpp dañ naan retournons à nos sources ñun sunu maam yi dañ daan ngembu loolu rek ngay dégg ñu koy waxtaane mais ñu nekk ci kaw comme ce gars que tu as montré muy yëy ginaar gi noonu di yëy li ci biir ginaar gi ak ñi ngay wane ñëpp ñooñu li ñu xam duñu ko wax parce que dans l'occultisme il y a déjà la notion de secret et de silence am na loo xam ne ñi nekk ci xaw xam ko ñu leen di diree seeni dirigeant wala seeni njiit wala seeni chef ñooñu ñoo koy xam mais àddina ñetti ñii ñoo fi ne mooy ñun nit ñi ak jinne yi ak malaaka yi ñoom ay mission moo leen fi indi ñuy dem di ñëw mais ñun ak jinne yi ñoo fi dëkk te culture yi ngay gis nii yëpp peut-être bi ci gën a ancienne bi nga xam moom la ñu découvrir mooy sumérien yi tey boo fa demee cette notion de sacrifice là ak de buur buy dee ñu boole ko ak mbooloo ak ay servantam ak yu demee noonu tu retrouveras les mêmes faits dans la civilisation sumérienne akkadienne que la civilisation égyptienne mais dañuy nekk ay civilisation yoo xam ne à un certain moment day exploser parce que deret jiy tuuru dafay bari ak la notion aussi de sacrifice dafa ànd ak la notion de dette dégg nga li waa ji wax te Cheikh Baye teg ko dane da ngay dig maam yi soo leen digee
bu ñu fajee sa aajo après nga jox leen mooy ay dig leen ay bëy wala ay xar wala affaire yooyu. La notion de dette bor crée un complexe d'infériorité ci technique maanaam tey Keita su ma la lebee 100 000 francs nga lebal ma ko. This big. This bigger. UAE's biggest travel offer. ba ma lay fay bor bi day mel ni dama am lu ma yëg su ma la gisee je me sens un peu faible devant toi. Donc ces Sumériens ces Akkadiens ces Égyptiens sacrifice yi ñu doon def bu njëkk xaalis amul woon dañ ko daan xayma ci ay nag ay xar ay bëy ay giléem parce que dañ jàpp ne nawet bu baax bi yàlla yooyu la ak maam yi. Pourquoi ñu ne maam yi parce que tey buur bu dee dañ koy boore ak sa cour ses servantes. Chez les Sumériens c'était terrible dañ leen daan dóor des coups parce que quand on a découvert leur tombe seen crâne yi da ngay gis ne dañ ci dóor lu mel ni weñ maanaam noonu lañ daan reyee nit ñi comme des mouches. Tu tues la cour royale les servantes parce que dañ jàpp ne kooku après bu demee foofu loolu dafay continuer. Culture boobu tey jii boo xoolee en Égypte les tombeaux des pharaons biñ koy gis xam nañ ni ñi dañ leen a suulaale ak ay nit yoo xam ne seeni servante lañu ñii seeni liir. Est-ce que loolu jàpp nga ne mets-toi à la place de ces gens c'est-à-dire est-ce que jàpp nga ne à un certain moment doon na leen neex non neexu leen donc ça a créé des mouvements de révolte et d'apostasie benn. loolu kay bu pare après mën naa ci dugg ci loolu ci téere yooyu sax. incha allah bi ci des mooy. maanaam dafa am benn moment ni ma ko waxee comme après les